ngani gudi nganak may ngaan ngani kuy ganak may ngaan sala yaay benub doom ngaan mi yette guy muy gaal yettub salaam muy jiw maa ngi koy laaj ay dem naa ba néegi Yoff di laaj te ngaan sam jàll naa ba néegi Ngor Geej di laaj te ngaan sam na leen ngaani kuy ganak may ngaan na leen ngaani kuy ganak may ngaan saala yayu benn doom xanaa teeru fi ngaan mi yette guy muy gaal yettub salaam muy jiw maa ngi koy laaj ngaan mi guddee géej jàll naa ba néegi Wakaam di laaj te ngaan sambay joogol na leen ngaani kuy ganak may ngaan na leen ngaani kuy ganak may ngaan saala yayu benn doomi Lebu ngaano ngaan sam ci law ndi cu samay samaam maa ngi laajte ngaan mi jóge néegi tubaab jalaw jëm Ngor maa ngi laajte ngaan ni kuy ganak may ngaan saala yayu benn doom jàll naa ba néegi Ndakaaru di laajte ngaan sam na leen ngaani kuy ganak may ngaan na leen ngaani kuy ganak may ngaan saala yayu benn doomi Lebu ngaano ngaan ragal yàlla ku nekk xam na ko muy wéetal yàlla bañ ko bokkale dara ragal bu mbokk la mooy bokk moo gis jàppe ko comme sa bopp fexe ba ngay yàqu mbokk bu mu jóge ci yow mbokk moo mën a dimbali ci sa xam-xam dimbali ko ci sa xam-xam koo mën a dimbali ci sa poche dimbali ko ci sa poche koo mën a dimbali ci xalaat dimbali ko ci xalaat waaye moytu leen ci dog ak mbokk kon fa tabarakallahu ñi yàlla baaxe ba ñu amal lii ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla leen ci yàlla saxal te nag di leen seetaan bi dundu leen seetaan li tax ma ne dundu leen seetaan sunu alal ngeen yor li ngeen yor ñun ñëpp doo ko bokk te nag ki taaw wala ki yenu sa reer doo ko seetaan ba mu ko kasal ki yenu sa reer doo ko seetaan muy pakkasal wala muy daal li ngeen yor sunu alal la bu jubee ñun ñëpp la jubal bu safaanoo yi ñun ñëpp la safaanoo kon yan yàlla may leen ci ndam yan yàlla may leen ci ndam yan yàlla may leen ci ndam wa axiru da'waana histoire bu boobaa historien El Hadji Mame Galla Gueye moo koy def bu ci jógee moom deuxième rappel si wàllu diine wàllu islam loolu imam Mohamed Samb Moustapha Samb bi ñu toog ni suma càmmeñ moo si waxtaan ak mbooloo bi ci soloy mbokkoo si pencum Yoff pencum islam ñetteeli rappel bi mooy rappel sur biir ak xeet Yoff loolu Seydina Issa Ndiaye moo koy def rappel rek biir xeet Yoff ñu mu juddoo ba tey bu ñetti rappel yooyu pare dëkk dana ñëw si document bi yaakaar naa document bi am na ñoo xam ne si message bi ñu distribué pour ñëpp am ko donc kii nga xam ne mooy lire version française bi maanaam English ba mooy Badiam Fall kii nga xam ne moo koy lire si wolofal bi mooy Mame Ousmane Samb bu defee loolu ba pare maanaam rappel bi ak lecture document bi dañu jëbal kàddu dëkk ñi nga xam ne dañoo composé biir ak xeet Yoff maanaam xeet yi ñu mu toppantee mooy nii
bi ñuy dem ci xeet yi day wax ni ngeen di suñu toll dëngaay yi kii wax seen tur mooy El Hadji Mame Gana Gueye dindiir yi kii wax seen tur mooy El Hadji Omar Ben Debba Darobe yi kii wax seen tur mooy Badou Samb Jaasiraato yi kii wax seen tur mooy Gana Ndoye Sumbaar yi kii wax seen tur mooy docteur Abdoulaye Fall Tëtëf Beñ kii wax seen tur mooy El Hadji Maïbra Beñ Waneer yi kii wax seen tur mooy Maam Aya Beñ Xaagaan yi kii wax seen tur El Hadji Mamadou Ndeye Ndiaye Fonk Boppe yi kii wax seen tur El Hadji Malick Diène Maodo Yuur yi kii wax seen tur El Hadji Messi Ndiaye Ndoye loolu mooy ordre de passage bi su loolu paree su fekkee tëddee su préfet ñëw na danañ ko jox kàddu gi parce que am na ay xat-xat yu méttee yoo xam ne wax nañu ko bu fekkente ni maire mbaa bi mu fi yebal ñëw na dana ko jox kàddu gi su fekkente ni représentant xalifa général des Layènes ñësi na dana ko jox kàddu gi su paree du jëbbal kàddu gi rek al imam Mouhamed Ndoye mu wax comme ni mu ko waxee léegi recommandation l'islam si luñ tudd nii ak nan lañ ko war a mën a jàppe pour ëllëg ak jàmm asalaam li ñu liggéey yàlla def si sutura def say jëwal bu baax ñu def ñaan daal di sas borom si nit ko programme yi la bu ñu ko yàlla mayee au plus tard à 14h01 maanaam à 2h01 war nañu pare yàlla yàlla defal ba ñun ñëpp ñu respecté heure bi respecté timing bi kon nag ñu ngi jox kàddu gi notre historien El Hadji Mame Gana Gueye. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Dafa mel ni ñu ngi nuyu mbooloo fi yëpp ci jiital ak ñoom imam Mouhamadou Ndoye ak ñi nga xam ne moom la di ci teg ki nga xam ne moo di Baye Abdoulaye Thiaw Laye xalifa général des Layènes di ci teg ki nga xam ne kii mooy kilifa dëkk bi di meeru dëkk bi di Abdoulaye Moussa di ci teg préfet ñoom ñi nga xam ne ñooy kilifa yi administration di nuyu suñu naataango yi nga xam ne ñoo fi daje ñoom ñëpp doon liggéey pacte de 36 mois ñu koy liggéey ba fi ñu toll tey kon yàlla yàlla fay rappel bi nag du gudd ndax li tax ñu gudd mooy Seydina Issa Laye Ndiaye ñu mu tëral programme bi mooy dëgg te ko nekk ci kaw man nag dafa am lu ñu seet li ñu seet mooy wala histoire cosaan te histoire kenn ku ci nekk ak nañ nga dégg histoire kenn ku ci nekk ak ñu leen am histoire kenn ku ci nekk ak na nga bind waaye ñun de dañu fas yéene ci histoire bi ñu yokk virgule di ci wàññi virgule la amee foo xam la wax rek nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme kon ñu fas yéene ñu yokk virgule di leen fàttali ne li ñu Sénégal tey li ci gën a mooy bokk imam Hanbali ak bokk rek mooy fi daje muy bokk diine ak bokk askan bi
lu ma juróom-benn téeméer xam nga ne yow ñu ko ci juróom-benn téeméer depuis boobu ba léegi dafa am dafa ngi tegoon ne charte yi moom lay war a tëral charte yooyu nag dañuy demoon ay jamono ba charte yooyu ñu bari dañu xaw a jalgati dañuy demoon ba ay jamono ba charte yooyu dafa xaw a réer dañuy demoon ba ay jamono ba charte yooyu dafa naa ne kenn doxee ko du lépp bu koy doxee pour ñu rappeler à l'ordre la ñu delluwaat charte yooyu Yoff gis ne bu ñu pertee président du Cap-Vert ñoom ñoo perte ndax bu dee cosaan ak aada ak diine Yoff la fekk baax képp kuy jàng cosaan ak aada Yoff la koy jàng kon bu ñu seetaanee suñu valeur yooyu suñu maam ñu waxoon dem amaana lépp bi dana perte président du Cap-Vert dana perte mais Yoff mooy gën a perte Yoff bi nga xam ne mooy village bi loolu mag ñi la yàlla seen xalaat yu rafet ànd ak xale yi wax ne nañu génn waa charte ba nga xam ne moom la moom ñu génne woon ñu teg bu ko defee ñu tënku si charte boobu bu ko defee ñu jaar ci yoon képp koo xam ne kii day def loo xam ne li jaaduwul ñu teg ko ci yoon kuy def lu jaadu ñu encouragé charte yooyu bokk na ci bi ñu liggéeyee 36 mois maanaam le 16 mars 2016 la ñu commencé woon ba tey jii le 19 janvier 2019 charte yooyu door a pare ci 19e édition gis nga ñu ci 19e édition tey le 19 janvier 2019 mu ñetti 19 ñu tey du ala muy fukk ak juróom-ñeent defe naa imam bi ak suñu conférencier imam bu ba xam na la mooy chiffre bi dara ñu ne kon na ngeen ñu liggéey sa delloo sa la moom ngi defoon ñu fàttali ko nii ñu liggéey ci jël ko teg andi ko pour war nga présenter tey présentation bi Alaaji Issa Ndiaye wax na ko dina ci dellu si am na ko mën a wax waaye man li may rappelé rek mooy ngal la ñun waa Yoff ñi fi daje ñaar ay xeet lañu muy fukki xeet ñu fi daje fukki xeet yi fi daje ci Yoff dafa naa ne yaakaar naa ne ñooy Yoff amatul loolu bu fukki xeet di woote ci Yoff ñu ne Yoff bëri leen loolu xeet amatul loolu ba xeet ñuy defar Yoff ñu ne xeet yi ñoo koy defar lu ko ëpp amatul kon xeet yooyu ñooy Yoff tey ñoo Yoff ëllëg ñoo Yoff démb lépp loo xam ne bind nañu ko mu nekk ci charte bi ngala dañu ko respecté dañu ko charte gëstu ko ba xam ne nekk ci la nekk ci biir lan la ndax dara nekk ci biir loo xam ne day gaay li ci nekk lépp mooy defar mbokk li ci nekk lépp mooy defar xeet li ci nekk yëpp mooy defar askan bi li ci nekk yëpp mooy defar Yoff li ci nekk yëpp mooy defar lépp kon charte boobu suñu ko jàngee képp koo xam ne kii lému nga am xeet yaa ngi ci biir même bul am ku dul lému moo xam bul Fuuta bu nekk Yoff moo xam couleur bu nekk Yoff la moo xam beneen xeet bu nekk Yoff beneen race bu nekk Yoff yaa ngi ci biir kon pacte bi bàyyiwul dara mais li may ñaan rek mooy dañu ko respecté bi moo ko solo c'est pas comme avant nag yow maa leen jégal na c'est pas comme avant on a pris nos devants taxaw nañ ñu war taxawee liggéey nañ ñu war a liggéey ba bu ëllëgee ku jalgati sart bi ñuy jalgati ku ko jalgati Yoff dañuy ak yow ndax sart bi Yoff ko liggéey bu fukki xeet ak ñaar boo liggéey bu mu neex rek nga def loo neex Yoff déedéet loolu xew na à partir de 19 janvier loolu xewatul yow mooy décider mooy wax mooy tëral mooy fal mooy def lu ne charte bi nag foolewul kenn waaye li ñëw ci kanam la ñuy wax mooy li nga respecté ku ko jàpp dañuy jàppee pour na nekk lépp dinaa dégg si El Hadji Malick Dieng Alaaji Maodo
dara lu ay bokk yu lay boole seen yéen boole seen kàddu boole seen pas-pas taxaw ne lii kat moom la leen bëgg a nangu lii la ñuy def muy charte lii la bis képp ci tënk yaa ngi ci biir lépp bis tënkul boo ko ci biir lépp mu ngi mel ni kool ni Baye Jaraaf Talla Diagne doon wax El Hadj Jaraaf Talla Diagne yàlla yàlla besal ay leeram jaraaf de 1944 à 1975 dafay wax ne dafa daan wax ne Yoff déglu leen boo xam ne mun a portugais ba ca Portugal Lisbonne te yow di Lébu ba ma gën a Lébu bi ci yow te yow di Lébu muy la am solo portugais ba ca Lisbonne te yow di Lébu ba ma gën a Lébu bi ci digg yow te yow di Lébu kon lépp jikko la lépp jikko la jikko boobu moom la ñu bëgg a yor charte bi ba nga xam ne boo ëllëgee Yoff charte bi daf leen di doolee yar naam yara dafa yar nañu mais charte bi daf leen di doolee yar loolu di leen xamal ñu xam fan mooy seen place charte bi du dara lu jëmale xeet yi kanam ndax lii c'est une première mag ñi yàlla fay leen lu ne def nañ ñoo fonde xeet mooy fukki xeet ak ñaar ñoo fonde li nga xam ne lii moo di gañe yi def lépp waaye yàlla ba su leen xiital suñu def li nga xam ne moo di biir ak xeet biir ak xeet composition la ko ma xoolee muy ñaari baat biir ak xeet biir ak xeet kon boo ko déggee xeet biir ak ci biir mooy forme xeet ci biir formation boobu nag ci la ñu demoon ba jëm bi jamono ci 1896 je dis bien 1896 ci la baat bi muy baat ak biir ak xeet waaye ci nga ñu koy doon exploité ci année 2000 kon ngeen dégg ci ne biir ak xeet lépp dafa gaaw gis boppam soo demoon nañu biir bi waa ka digg naan sama ne ñoom la ñu woo soo demoon nañu biir bi waa ka ne ma faal la ñoom la ñu woo soo demoon nañu biir bi waa ka si jóg la ñoom la ñu woo moo tax ñu ne dañu woo biir ak xeet ak biir kenn mënu dem bàyyi sa morom bu ñu bëgg lay ñaar yëpp ne biir ak xeet kenn du des képp ku dugg dem biir ñëw waaye bu ñu nee xeet bi ñëw nga ne diw de xeetoo maa ngi moom bureau maa ngi moom nangoo maa ngi moom waaye bu ñu nee biir ak xeet ñëpp dañuy teew moo tax moo ñu jëloon moo boobu baat boobu en 1896 def ko muy biir ak xeet biir ak xeet boobu nag li nga xam ne moom la tëral ngal la waaye sat net ngal la waaye ni ci tëb boobu ëllëgee lépp loo xam ne ci Yoff lu Yoff moom la wala lu Yoff defar la wala lu Yoff defal la wala lu Yoff liggéey la dañoo xam ne biir ak xeet désormais ñooy ñi nga xam ne ñii ñooy Yoff ñoo koy liggéey mooy xeet yëpp ñoo la yoroo wax buñ nee nii la nii la buñ nee laal la laal waaye amatul kenn na koo xam ne kii yaay toog si sa néeg tëggam dëgëral sa bopp ne fal na sama bopp amatul jeex na ko ko doon waaye bu lay boo ko leen dina amatul fal sa bopp jëlaat mbaa dañuy réew mbaa sa digg mbaa jalgati nga ni intellectuel war a jaar fi Yoff jaar nga dem jaar faneen intellectuel la boo nee intellectuel ñaar dafa am intellectuel français ak intellectuel arabe kenn ku ci ne am na sax boo xam ne loo xam ne moom la lu Yoff dégg loolu la Yoff dégg boo liggéey boo koy def nag ci def ak Yoff moo xam fray Yoff la moo xam jàmbur Yoff la moo xam bëgg Yoff la lépp lu fi ne désormais tey jii pacte bi boo ko liiree di nga xam ne pacte bi mooy doxal loolu lépp nañu tënk ci pacte bi xam ne pacte bi mooy Yoff mooy pacte bi mooy li nga xam ne moo di charte bi mooy Yoff mooy charte désormais bu njëkkoon mag ñi daaw ñu bind dañ daan wax ne daaw ñu bind waaye bi ñu demee ba jamono jot bind dafa am muy charte bindal ñu rappelé nit ñi la mag ñi doon wax
ba nga xam ne alhamdulilahi rabbil alamin tey yàlla def na sutura ba tey daje nañ fi war a def li nga xam ne lii moo di biir ak sax asalaamaaleykum wa rahmatullahi mun naa taan continuer liggéey bi ñu gërëm bu baax suñu historien nga xaatu mën ngaa liggéey surtout ñu mu tënkee li nga xam ne mooy rappel historique bi waaye si diggante bi ngaa liggéey di wax am nañu ay kilifa yu fi teew suñu maire ki nga xam ne mooy ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr jël seen délégation kon nga ñu koy gërëm di ko sant waaye ñu jiitu mu ñëw représentant xalifa général des Layènes Mame Mbaye Laye jël si na ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant di ko jox wàccuwaayam wax nañu aussi ci biir salle bi am nañu fi représentant le ministre Badine Ndiaye xam ngeen ne mooy ministre de l'intégration africaine yor affaire francophonie alors ki nga xam ne mooy le directeur de la francophonie monsieur Maguette Touré ñëw na mu si biir salle bi ñu ngi koy wax dara ak jàmm salaam kon nag ginnaaw ñu defee rappel historique léegi nag ñu fi teew ñëpp yàlla def na ay gis kon nag lu ñuy waxtaan war nañ si boole gën a xam suñu diine loo àndal rek lan la si biir ñetti xalaat kon nag ñu ngi jox kàddu gi al imam akbar al oustaz Moustapha Samb di ko gërëm di ko sant suñu mu yóbbale li nga xamante ne li muy waxtaan bi war a def tey al imam mu ngi bokk si xeet bu ñu waxee ko dëngaay dégg nga yàlla def na le maire mu bokk si xeet dëngaay al imam bokk si xeet dëngaay yàlla yàggal taxawaay bi ñu jox ak bi bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladi xalaqa annasa jamian wa jaalahum shuuban wa qabaila liyataarafu salaatu wassalaamu ala nabi al ummi al qurashi al hashimi Muhammad ibn Abdillah shaybata hashimin wa abdi manafin ma qusayhim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokk yi fi teew yépp ngi leen di nuyu yow bi gën a sell di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngi ñaan yàlla yal na yàlla nangul nu jotaay yal na yàlla jéggal bàkkaar yi yal na yàlla faj aajo yi faj jàngoro yi yal na yàlla boole xol yi ñu ànd nekk benn ginnaaw loolu ngi jiital ci nuyoo al imam ar-ratib imam Mouhamed Ndoye bi fi jóge léegi ngi teg ci nuyoo monsieur le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi koy nuyu di ko sargal di ko ñaanal yàlla yàlla jàppale mu ngi nuyu ñi nga xamee ne ñëw saytu liggéey bi te sunu mag Seydina Issa Ndiaye nekk ci bopp bi ak ñi mu àndal ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu borom ndongo tànk yi fi nekk yépp di fàttali rek di ci njëkk moo di ne daje tey daje bu am solo bu ne mel yonent bi defoon na ko bi mu jógee Màkka dem Medina dafa dajale waa Medina yëpp jullit yi ak ñi dul jullit tëral charte bu mel ni bi ngeen tëral tey loolu amoon ci lislaam loolu tax ñiy gëstu ci wàllu yoon ci diine législation islamique dañuy wax ne ak naasu ala shurutihim bépp mbooloo bu daje tëral charte boobu yàlla da koy nangu
dañ ci war a ànd kenn waru ko jalgati fekk ca charte ba amul luy daganal lu xaraam wala luy xaraamal lu dagan annaasu ala shurutihim loolu boo demee ci jurisprudence bu islam da koy fekk foofu kon li ñu tëral fi nañu xam ne diine nangu na ko fekk mu ngi tënk ci li yàlla bëgg loolu beneen rappel bi mooy bëgg fàttali tere ci jullit nan la war a nekk ci biir société bi muy dund ñu tënk ko ndax waxtu wi yaatul mais yéen may ma junj sànq bi may nuyoo maa ngi laafaale ci nuyoo suñu sëriñ suñu wëllëre maa may ndax mu jege ba mu ëpp loolu moo tax ñaare li la jege ba mu ëpp sa bët da koy ci nu ngi lay nuyu bu baax a baax mais jotoon na nuyoo Baye Abdoulaye ak njaboot gi yëpp Yoff bi may jox ci thème yàlla fayal nu Maodo Malick Diène ak Lamine Ndoye ñu ne mos nañ déglu benn waxtaan ci suuratul balad boo ci waxtaanoon dana baax ma commencé gëstu ci saako mais ma gis ci lu yéeme ci benn cohérence bu am ci diggante Yoff ak turu saako muy al balad mooy dëkk mag ñi dañu tënkoon juróom-ñaari quartier yu Yoff quartier bu ci ne ñuy jël baat arab ba mu tàmbalee ñu jël ko tu di da bi la da ka muy tongo di ndinaan da daawudaan bi bengeen la laayeen da daawudaan dëggal ka nga xor ma sentir ci wax bi bii laa daal xam nga ne tuuti daal bii laa daal ba laam daal ñëw ma ne waaw man bala laay gëstu ni suuratul balad bi ma xoolee ma ne mais daanaka baat bi kese doyoon na sax pour juróom-ñaari quartier Yoff yi war na mën a doy may xool ma gis muy ñetti araf ba laam daal ma ne xaw na ko mën a ëmb de waaye des na parce que béykat a ngi ci muy baal laam a ngi ci muy laayeen daal a ngi ci benn daal mais ma gis ne comme ñetti daal moo am ci quartier yi ma ne daal bi ñetti daal mooy daawuda mooy dëggaay mooy ndina waaye mu dese na tóngo gisuma tóngo may gëstu ndekk yàlla tabaraka wa taala bi mu ne laa uqsimu bi haada al balad danaa gën ci dëkk bi muy màkk am na beneen aaya ba muy wax ci dëkk bi muy màkk baat bi la jël dolli si taa dolli ci taa innama umirtu an a'buda rabba haadihi al baldati ma ne kon taa bu ñëw soo mën a gi mais mu dese ba nga wax ma di ko wër ci baat bi finalement ndeke waa Benguet mën na noo xajal ci baat bi waa Ngaparou laaj ma ne Ngaparou d'accord kaaf la tàmbale mais deuxième lettre bi lan la baa la Ngaparou deuxième lettre baa ngay bind loolu ci ñetti tomb pour mu nekk paa ma ne kon nañ jël deuxième lettre ba kon baa bi ndeke mooy Benguet di Ngaparou laam bi muy laayeen dal nga am dëggaay daagu daal ndinaa ñaataango juróom-benn toxtaa bi ñëw nekk tóngo loolu moom laa doon jéem a bind fii baldatu boo ko gisee quartier yëpp daanaka mu ngi ci
mais cohérence boobu diggante turu Makka ci ñaar yi ko yàlla oowe ak Yoff ndekki quartier Yoff yëpp benn tur boobu muy Balda mu ngi ko defee ci biir yàlla defal baax loolu du jaaxaan hasard amul léegi saar bi nag boo ko gëstoo day mel ni société yoffoise ñoom lay wax ñu tënk ko yàlla ne laa oksimu gëñ na bi haadal balad ci dëkk bi muy mag yàlla lu am solo rek lay génn ne ko wa anta te yow yonent bi xillun bi haadal balad yaa ngi wàcc ci dëkk bi ñuy wax màkk màkk yàlla moo ko ormaan waaye nekku yonent bi ci màkk da ko gën a dolli orma wa anta xillun bi haadal balad loolu benn la ci version yi dal di gëñaat wa waalidin wa ma walad man yàlla gëñ na ci bépp aji jur muy wayjur wa ma walad ak la mu jur am na ñu ne aadama la ci jublu ak njabootam am ñu ne déedéet bépp wayjur rek ak la mu jur man yàlla maa ngi ciy gëñ te man yaakaar naa ne fii li ñu fi dajale mooy jureel xeet buñ koy wax jureel la tax yàlla gëñ ni ci te lu mu gëñ jar na bàyyi bii rek xeet mu ngi bëgg a ñëw bu ñu waxee jureel rek bii yëpp ñëw na xeet ñëw wa waalidin wa maa walad lan la yàlla liggéey laqad xalaqnaa l-insaana fi kabad ñun yàlla ñoo bind doomu aadama ci tës-tës coor loolu moo tax nit warta sàkku noflaay ci àdduna wala ci dëkkam da nga war a sonn ndax ci la yàlla bind boo bañee sonn rek tos ka laqad xalaqna l-insaana fi kabad te kabad baatu kagi bii firi res fa la jëm te res ak njaboot moo tax arab yi doomam danaan doogit la ci sama res doom bu ne doogit la ci sa res yàlla ne loolu lay gën nit dama ko bind bu xëyee mu ngi tës tësi rek du toog ba nga nekkee toxatalu ma niyu nekk lu mu deret nekk suuxu yàpp ba nga màgg yàlla def ci yàq nga judd yooyu yëpp ay coono kabal mu mel ni mu ñuy junj ne kon ku ne na nga fexe ba la ngay sonn mu jariñ la àdduna ak àllaaxira ndax boo sonnee ngir àdduna kese perte ndax boo deewee jeex boo sonnee ngir àdduna ak àllaaxira di nga jariñ kon ndaw taw bu nekk ci dëkk na nangoo sonn ngir lu jariñ dëkk te ku jariñ dëkk jariñ nga sa bopp inna sa'yakum la shatta yéen ñëpp ngeen xëyee ku ne am na muy dox waaye li ngeen di dox bokk ci day jaar fii ci jaar fee ci def lu baax ci def lu baax yàlla ñu yàlla boole ci ñi def lu baax laqad xalaqna l-insaana fi kabad am na ci société bi ñoo xam ne seen am-am seen xam-xam seen doole seen daraja tax nañu beew yàlla di nu avertir ay yaxsibu an lan yaqdira alayhi ahad ay yaxsibu l-insaan ay yaxsibu an lan yaqdira alayhi ahad kooku nga xam ne dafa nekk ci société di def lu ko neex di def je m'en fous yàlla ne waa kooku te moo dal waay
ndax dafa foog ne moom kenn mënalu ko dara kon nit nekk ci société yàlla may la daraja wala xam-xam wala doole wala kàttan bu mu tax mukk nga ne da ngay def loolu la nekk abada ndax am na koo xamee ne bu ko neexoon tey li nga am yëpp mu dindi ko teg fa la jox ko kenn kon bul ne nii laa toll yàlla ne waxatuma mu am na ñu naan yaqulu ahlaktu maalan lubada man day am na ñoo xam ne li ñuy tëggoo mooy man li lay dépense 50 000 par jour man hôtel lay fanaan man nangam man nii laa mel li lay ahlaktu maalan lubada man day dépensé naa xaalis bu bari am na ñoo xamee loolu la ñuy jiitaloo mbubu 100 000 lay sol yaqulu ahlaktu maalan lubada man nangam lay reer nangam te nit ñaa ngi xiif ngay tëb boo nee ci société bu doxale noonu yaqulu ahlaktu maalan lubada yàlla ne waaw moom miy wax loolu a yaxsibu an lam yarahu ahad xanaa dafa foog ne kenn gisu ko foog toll rek jàppal ne bu la nit gisul yàlla ngi lay gis kon bul rëylu bul tëb yaqulu ahlaktu maalan lubada a yaxsibu an lam yarahu ahad yàlla ne moom miy wax loolu moom mi nga xam ne loolu la foog ne kenn gisu ko alam naj'al lahu aynayn man yàlla xanaa bu maa ko may ay bët yi muy xoole kon war naa xam ne am na ku koy gis wa lisaana man maa ko may làmmiñ bu muy waxee kon war naa xam ne lu mu wax ma dégg kii naan dépassé naa lu bari def naa lii xanaa xamul ne man ni ko jox làmmiñ ba muy wax loolu maa ngi koy dégg wa shafatay maa ko defal ñaari tuñ ngir mu man ci dimbale ko ci waxam ak lekkam ak naanam ki la defal organe yooyu rek li yàlla tudd waaye yooyu moo lay wax ne yàlla defal na la yeneen cër yoo xam ne benn bu ci nekk loo ciy def rek xoolal sa diggante sa borom ndax am na ko la ko def cër boobu benn man nee ne li tax yàlla def ñaari bët defal la ñaari nopp defal la benn laam utal ko ñaari kubéer muy bëñ yi ak tuñ yi daf la bëgg wax ne deel wax lu néew tey déglu lu bari tey xool lu bari ndax déglu ak xool moo la jox xam-xam déglu xool moo la jox xam-xam làmmiñ bi la ngir wax la mais bu wax jotee waxal lu baax boo ko mënul yonent bi dañ la noppi kon soo wax ko benn yàlla ne alam naj'al lahu aynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn yàlla ne doomu aadama boobu muy wax loolu xanaa xamul ne ñun yàlla bu mu juddoo nekk liir ñun yàlla ñu def ci moom loo xam ne da ko xamal weer wi mu doon nàmp nan la koy jëfandikoo am na ci am nañ ko firi ñaari weer su ko defee gañoo lu mu tudd ci biir xeet daal di ñëwaat ndax nàmp moo tax ñuy wax xeet sàng kenn ku ne weer ma nga nàmp wa hadaynaahu najdayn falaqtahamal aqaba nee na waaw moom doomu aadama tinkoon waay mu affronté obstacle yi nga xam ne ñu ngi koy xaar ci société bi falaqtaham tinkoon doomu aadama ñeme song affronté obstacle yi nga xam ne moo dox digganteem ak boromam ci biir société bi falaqtahamal aqaba daal di ne wa maa adraaka mal aqaba foo ko dégg rek wax bu rëy mu ngi pare lu am solo mu ngi pare wa maa adraaka mal aqaba ñu ne amu ne fakku raqaba mooy goreyal jaam mooy koo xam dañ koo xañ liberté donc képp koo xamee ne problème yi àddina jàpp na ko ba mënatul def dara
war nga jox nga dimbali loolu obstacle la xam nga bu taxaw ci sa kanam défi la boo war a relever yow jullit ci société ñi am problème bu ñu jeex am na ñoo xam ne bu ñu xëyee mënuñu génn seen kër sax ndax amuñu bor lu ñu fayee bor am na ñoo xam amuñu lu ñu sol moo tax lu ñu génn am ñoo xam ne amuñu lu ñu lekk feebar na nu nga tëdd fab ko raxam ba yàlla yow goreyal jaam boobu jaama amoon mais léegi goreyal nit ñi ci seen ay problème mu àdduna yi sérieux loolu mooy fab ko raxam aw it'aamu fi yawmin zi masxaba nee na am na ñoom ñu ngi xiif yàlla ne na nga leen jox ñu lekk ci jamono yi nga xam ne aajowoo nañ ko lool fi yawmin zi masxaba yatiiman za maqraba yàlla ne biir société bi am na ay jirim yoo xamante ne yi seen ak dañ leen jege lool sa jarbaat nekk ci jirim dégg sa dëkkandoo nekk ci jirim bul xëy mukk seetaan ko bu ko néglige jirim yaa ngi ci kër yi fi mu ne charte bi ñi koy doxal war nañ xalaat ci ut ay organisation yoo xam ne day yittewoo ñooñu ñu wax leen jirim yi yittewoo masaakin yi booy ñàkk yow war na toll foofu am ay organisation yoo xam ne comme ONG ya yow war na fay di yoo xam ne dañuy yittewoo ñi ñàkk jirim yi ak yu demano ñi feebar loolu la yàlla wax yatiiman za maqraba ci la jege jirim bu la jegewul sax war nga ko dimbali mais yàlla bi la jege sa mbokk la yatiiman za maqraba aw miskinan za matraba wala moom mu nekk pauvre boo xamee ne amul lu mu dunde wala li mu am doyul yooyu yëpp nag nga di ko def mu ne summa kaana min alladina amanu fekk bi ngay def loolu nag gëm yàlla jiitu da ko mujjeel bi ngir walla importance la mu lay wax wa tawasaw bis sabri ab dëkk dañuy dénkante di laayante biir ngir nit ñi dañuy dëfalante muñal bu kenn ràggati sa morom nit mer nga ne ko waaw yaa nekk si dëgg daf la toog déedéet dalal ko nit toog jàpp njàmburam bu ko indil xabaar boo xam ne day jur noonoo ak moroomam wa tawaasaw bis sabri yàlla ne wa tawaasaw bil marham ñuy dénkuwante yërmande ku ne di yërëm sa morom toujours ma wax ne yërmande ànd boo gis mu baax mu rafet yërmande moo fa nekk bu dee jëkkër ak jabar yàlla ne man maa def mawaddatan wa rahma wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma mooy man yàlla maa def ci seen biir cofeel mbëggeel ak yërmande bu mbëggeel jeexee yërmande war na fa des mooy tax sëy bi mën a continuer diggante bàyyi ak doom yàlla ne waxul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira doom bu ne war na ñaanal waajur ak yërmande di ko wax borom bi yàlla nga yërëm samay waajur ñoom nañu ma yërëmewoon ba ma nekkee xale kon yërmande moo tax waajur di ànd ak doom ba keroog mu koy jox indépendance àndandoo kazaalika yërmande yooyu yëpp dañ ko war a bàyyi xel wa tawaasaw bis sabri wa tawaasaw bil marhama yàlla ne ulaa'ika ashaabul maymana ñi nga xam ne ñoo relevé défi yooyu ñu wax ci biir société bi yàlla ne ñooñu ñooy gaa yi nga xamante ne ñooy gaa yi ndeyjoor ñooy ñi nga xamante ne ñoo ne ci dëgg ñoo nekk ci yoonu jub waaye nag allazina kafaru ñi weddi nag lan di def maatay di def semence faale mu ma kenn mel ni amuloo mbokk ci dëkk bi yàlla ne allazina kafaru ñi wet hum ashabul masham ñooy gaa yi càmmoñ ñooy ñi nga xamee ne ñooñu ëllëg seen mujj du rafet alayhim naaru musada ñooñu ñoom ëllëg safara mooy seen kër yàlla ci yàlla musa
ñu ngi dëkk waxtu bi foofu di jégalu ci guddal gi wasalaamaaleykum. ñu ngi lay sant leer na ne quelques degrés yi jaajëf léegi nag ginnaaw rappel bi nga xamante ne nii El Hadj Mangala Gueye def na ko suñu imam El Hadj Moustapha Samb def ko léegi lu mu gën a rafetee fàttali ñu li nga xam ne mooy suñu diine ñu ko tërale ah dañ waxoon ne marche dox war a fàttali rek mbooloo mi lii waral bés tey bi donc gannaaw bu ma nuyoo ñi fi teew ñëpp di beral nuyoo kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci table bi suñu maire monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr di nuyu ak imam Akbar Mamadou Moustapha Samb bu ñu ko nuyoo rek dina ko jottali nuyoo bi ñëw si imam bi ak ulama yi nekk si yow yëpp askan bi dëgg yëpp kontaan nañu si yéen ñuy gërëm di sant ki fi teewal Seydina Abdoulaye Thiaw Laye xalifa général des Layènes maa ngay laay yàlla yàlla ko ci sofal yàlla yàlla ñu doon sutur yi doon xam-xam bi doon taxawaay bi macha allah di gërëm ki nga xamante ne ni mooy président bu APEXI Serigne Mbaye Diène ngaana dafa wax ne ñi fi teew mooy biir ak xeeti yoon mu nekk loo xamante ne nii lu am rek yàlla mu koy jaaral lu mën a am rek yàlla mu koy jaaral ñun ñëpp dañu def un constat kenn ku si nekk xool na Yoff na mu daan doxee si jamono suñu maam suñu baay suñu nijaay am na si loo xamante ne mu ngi koy doxee te neexul ñu bare bare si Yoff ñu wax ne ndax dañuy def constat bi rek yem si ànd ak dañu diisoo pour xool loolu nga xam ne ñu ko ak ñun suñu maam baay woon dana koy saafara ñu bare bare jom di ko waxtaane waaye dañu yem si waxtaan rek li ñu wax naan wax rek mais déglu responsabilité woote yàlla daal di ko jaaral si ñetti xeet muy xeetu dëngaay xalaat di leen jaay xeetu jaay salato ak maam Ousmane Samba xeetu xonk bopp Seydina Issa Diagne lan la wax dëngaay waaw kon dañuy baal ma xeetu xaagaat xalaat di leen jaay xeetu jaay salato di maam Ousmane Samba ak xeetu xonk bopp Seydina Issa Diagne ñu ne lii fi ñuy wax ndax jarul ñu tas kon monsieur le maire waxtaan bu njëkk wi ñetti xeet yooyu ñu ko defee le 3 février 2016 si bureau sa adjoint au maire Mame Ousmane kon nag maire bi boo ñëwee ñëw fii tey en tant que dëggaay en tant que maire en tant que ministre kontaan nañu si parce que c'est dans vos locaux fa la point de départ la ñu woote nag réunion ne comme ñun yàlla na Mame Ousmane mos nga nekk xelal Mame Ousmane ñu ne da ngay dem te xëy gis nga si yëpp si yoon boo seetee xëy bi nga waxtaan ak ñoom luy waxtaan ñu ñett suñ ko rafetloo dana wootee ak réunion suñ ko rafetluwul ñu gas ko suul mu yem foofu nga xamee ne ñoom foofu la suñu responsabilité yam macha allah Mame Ousmane da si liggéey bu rafet dem seeti ji juróom-ñaari xeet yi nga xamante ne teewuñu woon si réunion bi def le 3 février ñooñu nangul ko la ko dox si ñoom fu ma def rek dina xel xalaat bi ne waaw loolu laaj na ñu nekk si waxtaan bi ñu sa dañuy waxtaan première réunion biir ak xeet Yoff ñu nga def le mercredi 16 mars 2016 si APEXI parce que APEXI Yoff yëpp ko moom kon ñu wax ne li ñuy dox Yoff yëpp ko moom nañ ko yokk fii nga xam ne Yoff yëpp ko moom muy APEXI yàlla dafa ñu sutura ba première réunion boobu fukki xeet yëpp daal dafa teew ñu wax leen li nga xam ne moom la ay nit ñëw di ko tawat si ñun naan dëkk daal du bëgg a yàqu ndax dañuy toog di seetaan am ndax danga war a wut ay saafara si bés boobu fukki xeet yëpp joxe seen accord wax ne nañ tàmbali waxtaan pour
xool nan la ñuy fexee ba li yàquwul ba li yàqu mais li yàquwul ñu xool nan nga mën a réparé waxtaan nañu nag bëri bi d'accord ne dañu war a jël lii mag daan bind te muy ruus bés bu nekk muy ruus ñu bind ko parce que suñ ko bindul moom muy ñun parce que li ñu gën pour ñun suñuy doom suñuy rakk suñuy sët ëllëg ak jàmm salaam bu ñëwee ñu ngi fekk benn base bu wóor ñu wax ne nag bien que ñu ngi am une civilisation orale nañ jël responsabilité bind ko diggante booba am bi ñu defee la 19e version def nañ ci juróom benn fukki réunion ak juróom 65 réunions 65 réunions moo wane ne da doon waxtaan donc dañu wax ne déroulement bi c'est un déroulement participatif xëy ku si nekk ñëw nga indi sa xel indi sa xalaat indi li nga nawe parce que kenn ku si nekk say nijaay ba say maam naan la waaye ñu àndal aussi ak suñu historien Oumar Gallé bi parce que ñun dañ jëkkoon rek wax ne en tant que des xeet de Yoff moom moo ñu xelal ne comme dañuy wax boobu bu dëgg rafetlu ñu ngi tuddal waa Touba comme ni ko waxee sànq mu wax ne maam yi amoon na lu demee nii waaye ñu ko tuddoon biir ak xeeti Yoff bu boobaa ñëpp dugg ñu daal di nangu gërëm ko sant ko nekk ko en tant que des xeet de Yoff bàyyi na ko waaye léegi dañ ko tur wolof muy biir ak xeeti Yoff lañu waxtaane nag moo ne à chaque fois bu ñu bind ko yow topp dañuy fexe ba am li wax consensus maanaam ñu fexe ba ñi sëpp mbaa ñëpp ànd si buñ si àndul ñu dàq ko nee na taxawaat àll ba bii ñu baax àll ba àll ba la doon réunion xeet bu si nekk nag am na loo proposé mu jàll xeet bu si nekk aussi am na loo proposé te jàllul parce que dañu xool lu defar Yoff mais utuñu lu nekk keneen utuñu lu nekk benn xeet kon nag dañoo xamante ne rek dafa nekk principe bi li tax mu yàgg parce que 36 mois maanaam fanweeri weer ak juróom-benn nga di ko liggéey ci sax boo xamee ne ay 18 articles mbaa ñaari articles la fa lay jëlee 17 articles nga xam ne kon nag waxtaan nañu si bu baax a baax a baax ña fa doon waxtaan mooy ñan mooy ñi ñu doon plénipotentiaire lan mooy plénipotentiaire maanaam boo xamante ne nii yaa ngi teewal sa xeet donc ñun dañuy dugg sa bopp ku si nekk si xeet moo la désigné pour lan lu ñu fi waxtaan nga indi lii sa xeet xalaat si loolu loo xam ne waxtaan bi ba pare nga dem rendre compte sa xeet loolu mooy suñu cahier de charge ñëw wax li nga xam ne mooy suñu xeet xalaat si ak bi ñu toll bu waxtaanee ba pare nga dem rendre compte sa xeet kon nag bu fekkee ne am na torof xam naa ñun dañu ko dansé que ñun ñoo rendre compte dañ doon parce que bu ñu doon rendre compte directement am na yaakaar ne ñun ñëpp pour bàyyi ko au niveau de formation loolu doyul ba ñu tuddee ko pare ñu ne leen potentiel maanaam ñun na leen jàppale nan leen jàppale mooy na def tournée boo xamante ne dem si xeet bu si nekk plénipotentiaire bu leen doon rendre compte dafa bokk si ñoom waaye ñun ñëpp bu ñu àndee ñu ko mel boobu génn nit bokk ñëpp la ñu def tournée boo xamante ne nii ñu ngi ko tàmbalee le 25 mars 2018 ba le 26 avril 2019 ñu dem si fukki xeet yëpp xeet bu si nekk ba fa demee ñu ngi tàmbalee si sumbaar yi parce que dañu wax ne si Yoff lu ñu sumb rek nañ tàmbalee sumbaar yi macha allah ñu defal ñu ñaan ñu def loo waxtaan bu am solo ñu def tournée si xeet yëpp xeet bu si nekk ñu dem fa rendre leen compte botte leen ak copie fa ñu doon woon si jamono yooyu muy 17e version ñu wàcc ak ñoom mais nga boo nekk waxtaan xalaat bu ngeen fi doxe nag du demee nag donc am na ay suggestions yu fa génn am na ay observations yu fa génn am na ay critiques yu fa génn ñu jël yëpp bii tournée bi jeexee ñu tasawaat di réunion waat di xool loolu nga xamante ni lu baax ak lu gën a baax la gën a baax nañ koy dugalee si version bi stop version 18 ak version finale bi nga xam ne version 19 bi nga xam ne corrigé ay quelques erreurs yu amoon si
weerante liggéey boobu da nga waxoon ne ci suñu bëgg programme gannaaw def nañu tournée de restitution du 25 mars au 26 avril léegi nag nañ dem vers l'adoption maanaam l'adoption ñun dañu liggéeyal Yoff à travers Sénégal xeet ñu wax ne kon nag nga jël liggéey boobu jéemal ko waa Yoff foofu lañ jël texte boobu nag jox Badiane Fall Alaaji Badiane Fall mu wax ne jàng si français su paree laaj Mame Ousmane Samba jàng ko si wolof ñu wax ne nag ñuy gërëm bu baax loolu la ñu doon si si ñi nga xam ne ñooy jàppale ba bés bi mën a am parce que bés bi bu mënee am jël document bi publié ko loolu am na ñoo xam ne ñoo si jàpp donc tax ñu Yoff bokk si xeet yi ñooñu la ñu doon fi ñëw gërëm leen sant leen asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu ñi gisee yëpp ci sunu woote tey parce que naa yéene leen biiral projet de charte ci français. Préambule. Nous, membres de la collectivité lébou du village traditionnel de Yoff, à travers les représentants des lignées maternelles originelles suivantes ou les Dengay, les Dindil, les Darobé, les Diassirato, les Sumba, les Totofibey, les Waner, les Hagan, les Honkoboko et les You, rappelant que depuis 1432, la collectivité lébou du village traditionnel de Yoff s'est établie à Mbokher, inspirée par la charte du Kouroukankan Fouga ou charte du Mandé en 1236, durant le règne de Soundiata Keïta, empereur du Mali, après la bataille de Kirina, charte adoptée par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité, la déclaration de la conférence mondiale de Mexico sur les politiques culturelles à Mexico City du 26 juillet au 6 août 1982, la déclaration de Johannesburg de 2002 faite dans le cadre de l'UNESCO sur les politiques et les conventions culturelles, la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du 17 avril 2003, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité culturelle, des expressions culturelles, Paris le 20 novembre 2005, voulant restaurer et consolider l'organisation et le fonctionnement de la collectivité lébou de Yoff, définir les rôles et les responsabilités des membres de ces institutions coutumières que sont les Borom Ndombu Tànk, Jaraaf, Saltigué, Ndeye ainsi que des assemblées coutumières, clarifier la gestion du pouvoir coutumier, notamment les rapports inter- et intra-institutionnels au sein de la communauté, prévenir et régler les conflits et contentieux, conscient que la coutume et la tradition lébou revêtent une importance capitale pour notre terroir et que le 21e siècle est celui des grands ensembles de la promotion de la solidarité entre les peuples, convaincus qu'il est nécessaire et possible de promouvoir le développement économique, culturel et social de notre communauté et de notre pays à partir de leur potentialité, sachant que le rôle important qui est le nôtre dans le développement national décide d'impulser une nouvelle démarche dans la gestion du pouvoir et de la coutume lébou par le biais d'un consensus fort et sincère. Attaché à la gestion collégiale du pouvoir coutumier à Yoff, voulant que l'héritage traditionnel légué par les ancêtres soit conservé, constatant les dysfonctionnements dans la désignation des autorités coutumières, Jaraaf, Saltigué, Ndeye attachés aux valeurs culturelles de notre communauté et conformément aux lois, aux règlements en vigueur au Sénégal et aux conventions internationales
ratifié par l'État du Sénégal, proclame notre attachement aux idéaux de paix, de concorde entre toutes les cultures et de fraternité entre tous les peuples, et avons convenu de ce qui suit. Article 1er. La présente charte s'applique à toute la collectivité coutumière Lébou de Yoff. Elle traduit la ferme volonté de toutes les lignées maternelles ou haies de ne pas laisser tomber en désuétude l'héritage culturel commun qu'elle consigne dorénavant dans un écrit solennel et consensuel pour faciliter sa transmission aux générations futures. Article 2. Clarification des termes utilisés. Les significations des termes utilisés dans la charte de la commune de Yoff ainsi que les appellations doivent être parfaitement connues par les citoyens yoffois. Il ne peut s'en suivre qu'une meilleure compréhension des dénominations concernant la collectivité coutumière de Yoff. C'est ainsi que les expressions pire arcade Yoff s'entendent le regroupement ou entente des 10 lignées maternelles identifiées dans l'organisation et le fonctionnement de la commune du village traditionnel de Yoff. Borom Ndombu Tànk s'entend des personnes investies du pouvoir de représentation de la commune, à savoir Jaraaf, Ndeye Jéréw, Saltigué, qui sont dotés d'amulettes qu'ils portent à leur cheville. Coutume de Yoff est la manière dont ces populations se sont accordées de manière consensuelle pour bâtir une société régie par des règles établies et mises en œuvre par les ancêtres depuis 1432 à Bokhel. Cette coutume a toujours régulé l'organisation et le fonctionnement de la collectivité Lébou de Yoff. Elle se transmettait oralement de génération en génération. Frey Yoff s'entend de l'institution coutumière qui regroupe les membres de la première chambre des assemblées. Ils sont chargés de la gestion au quotidien des problèmes du village de Yoff. Jambouri Yoff s'entend de l'institution coutumière qui regroupe les membres de la deuxième chambre des assemblées. Ils ont des années durant été des Frey Yoff. Jaraaf s'entend d'un titre attribué à une personne appartenant au xeet Jaasiraato Waneer Xonkoboko investi du pouvoir de représentation de la coutume. Kuréelu Yoff s'entend d'une structure fédérative des institutions coutumières. Mag Yoff s'entend de l'institution coutumière des sages qui regroupe les membres de la troisième chambre des assemblées. Ces membres ont été successivement Frey Yoff, puis Jambouri Yoff. Ndeye Jéréw s'entend d'un titre attribué à une personne appartenant au xeet Dëngaañ, Totofi Bey, Xaagaan, investi du pouvoir de représentation de la coutume. Saltigué s'entend d'un titre attribué à une personne appartenant au xeet Dindir, Dorobe, Sumba, investi du pouvoir de représentation de la coutume. Yoffois est utilisé dans cette charte pour désigner les habitants ressortissants et toute autre personne du village traditionnel de Yoff qui se reconnaissent et sont reconnus dans l'une des lignées maternelles ou frères. Article 3. Organes dirigeants. Les organes dirigeants de la collectivité coutumière Lébou de Yoff sont le collège des notables dénommé Kuréelu Yoff, les assemblées de classe d'âge et les Borom Ndombu Tànk. Article 4. Pouvoir et attribution du Kuréelu Yoff. La commune de Yoff est portée par la communauté Lébou de la dite localité. Elle est placée sous la supervision du Kuréelu Yoff qui assure son fonctionnement. Le Kuréelu Yoff est chargé de veiller au respect et à l'application de la présente charte. Il a une durée illimitée. Il est le seul organe
habilité à représenter ou à engager le visage à convoquer une assemblée générale du village. Le kuréel Yoff examine toutes les questions relatives à la paix, à la stabilité, à la gestion des propriétés foncières communes et au développement du village. Il peut déléguer occasionnellement et temporairement ses pouvoirs et attributions à des borom dont la probité morale ne souffre d'aucune contestation, ou à une des assemblées, ou à toute organisation défendant les intérêts du village et bénéficiant de sa confiance. Ces mandataires auront l'obligation de rendre compte au kuréel Yoff. Les actes de désignation et de délégation devront respecter toutes les formes requises et comporter les clauses nécessaires pour mitiger tout développement des intérêts du village. Article 5. Siège. Le siège social du kuréel Yoff est fixé à la grande mosquée du village traditionnel. Toutefois, il peut être déplacé en cas de nécessité. Article 6. Responsabilité spécifique. Le kuréel Yoff a la responsabilité de veiller sur le respect des us et coutumes du village traditionnel de Yoff, la protection et la promotion des lieux de culte du village de Yoff, la réhabilitation et la protection du patrimoine culturel lébou à Yoff. Le règlement par la concertation et la médiation de tout litige ou conflit survenant au sein de la vie et de la collectivité lébou de Yoff. La préservation du cadre de vie des populations de Yoff, la défense des droits et des devoirs de la communauté yoffoise, la défense et la sauvegarde des intérêts matériels et moraux des populations de Yoff auprès de l'État, de ses démembrements et des autres organisations nationales ou internationales, etc. Le kuréel Yoff est chargé de veiller au strict respect des dispositions de la présente charte. Article 7. Composition du kuréel Yoff. Le kuréel Yoff est composé comme suit. Le khalife général des Layènes, son représentant, les borom ndombu tank intronisés conformément aux dispositions de la présente charte, 3 représentants des membres des frères, dont le président, 3 représentants des Diabour, dont le président, 3 représentants des Magou Yoff, dont le président, l'imam ratib de Yoff, son représentant, le président de l'association pour la promotion économique, culturelle et sociale de Yoff, APEXI, Yoff Demba ak Tay, son représentant. Article 8. Tous les borom ndombu tank, jaraaf, ndey njéeréer, saltige sont d'égale dignité. Tout borom ndombu tank est intronisé par ses pairs après sa proposition par les xeet idoines. Aucun borom ndombu tank ne peut décider à lui seul pour la collectivité de Yoff. Article 8.1. Le rôle du jaraaf de Yoff. Le jaraaf jouit d'un pouvoir de représentation de la collectivité lébou de Yoff et préside les cérémonies à caractère culturel de la dite collectivité. Il propose la politique extérieure et intérieure de la communauté. 8.2. Le rôle du Ndeye Njéeréew à Yoff. Le Ndeye Njéeréew a en charge toutes les affaires liées à la vie sociale interne, notamment l'organisation de l'investiture d'un nouveau jaraaf. Il est chargé de l'accueil et de la prise en charge des étrangers. Il négocie et signe les traités et conventions engageant la collectivité yoffoise avec le contrôle obligatoire du président des Diabour. En cas de difficulté, il peut convoquer les dignitaires à son domicile pour demander des avis avant de proposer des solutions. 8.3. Le rôle du saltigué à Yoff. Le saltigué est chargé du culte ancestral grâce à ses facultés de devin et ses connaissances mystiques. Il prévient et enraye les potentielles calamités naturelles ou tout autre risque sécuritaire en annonçant les formes et ou
les natures des sacrifices et offrandes qui les jurent. Il est également responsable de la sécurité et des activités maritimes, agricoles et pastorales en relation avec les frayeurs. Article 9. Légitimité du Borom Ndombo Tank. Selon le besoin du moment, la collectivité Lébou de Yoff, par son kuréel Yoff, demande à chacune des familles dépositaires du titre en question de se réunir et de lui proposer un candidat. Et seul légitime celui qui est choisi à la fin de la procédure définie par le kuréel Yoff. Aucune personne qui se réclame Borom Ndombo Tank ne peut être acceptée si elle n'a pas été préalablement proposée par les xeet idoines et confirmée par le kuréel Yoff. Nul ne peut siéger au kuréel Yoff si sa légitimité n'a pas été reconnue par la dite instance. Article 10. Choix et validation des Borom Ndombo Tank. Les Borom Ndombo Tank sont proposés par les xeet et validés par le kuréel Yoff. 10.1. Nul ne peut être reconnu Jaraaf par la collectivité Lébou de Yoff s'il n'a pas été préalablement proposé par les Diaserato, les Woner, les Xonkobok et validé par le kuréel Yoff. Article 10.2. Nul ne peut être reconnu Ndeye Ndiréew par la collectivité de Lébou, la collectivité Lébou de Yoff s'il n'a pas été préalablement proposé par les Dengay, les Totofibey, les Hagar et validé par le kuréel Yoff. 10.3. Nul ne peut être reconnu saltigué par la collectivité Lébou de Yoff s'il n'a pas été préalablement proposé par les Didier, les Darobé, les Sumba et validé par le kuréel Yoff. 10.4. Les trois xeet dépositaires de chaque titre en question, Jaraaf, Ndeye Ndiréew, saltigué, se concertent pour trouver un consensus entre les candidats à la candidature. 10.5. Au cas où un consensus n'est pas trouvé, les UU sont choisis pour jouer le rôle de médiateur dans le respect des autres attributions conférées aux autres institutions. 10.6. Si une solution consensuelle n'est pas trouvée par la médiation des UU, le kuréel Yoff a l'obligation de trancher de manière définitive. Article 11. Assimilation ou intégration à un xeet. Toute personne mariée à un Yoffois ou à une Yoffoise peut être intégrée au xeet de ce dernier ou de cette dernière. Il en est de même pour les enfants issus de ce mariage. Article 12. Les chambres coutumières ou assemblées d'âge, les institutions coutumières de la collectivité de Lébou de Yoff sont hiérarchisées comme suit. Le kuréel Yoff, Magi Yoff, Jambur Yoff, Fray Yoff. Article 12.1. Les Fray Yoff sont chargés du maintien de l'ordre. Les chambres coutumières ou assemblées d'âge, les institutions coutumières de la collectivité Lébou de Yoff sont hiérarchisées comme suit. Le kuréel Yoff, Magi Yoff, Jambur Yoff, Fray Yoff. Article 12.1. Les Fray Yoff sont chargés du maintien de l'ordre, du respect des décisions arrêtées par les militaires. Ils sont placés sous l'autorité du saltigué qu'ils aident à surveiller les grands travaux du village, les activités maritimes et les champs. Ils sont habilités à prononcer des jugements sur certains délits et à infliger aux coupables les amendes préalablement fixées par les militaires suivant les cas. Les frais recueillent l'avis du kuréel Yoff pour toute décision ou initiative qu'ils veulent prendre et qui peut avoir un impact sur le patrimoine de la collectivité ou les valeurs de notre coutume. Le passage de la main entre une génération entrante et une génération sortante de Fray Yoff se fait à Kouriga, après la tenue d'une assemblée générale inclusive des membres de la classe d'âge entrante. 12.2.
les Diambourios sont chargés d'assister les frais dans leur mission et de leur productivité des conseils. Ils peuvent être saisis en recours ou bien se saisir d'un problème dont la décision suite à son traitement par les frais a fait l'objet de contestation. Les Diambourios peuvent aussi faire des propositions au gouvernement allant dans le sens d'une amélioration du bon fonctionnement de la commune. L'Assemblée des Diambourios est dirigée par le Ndeye Diambour qui est obligatoirement ressortissant d'une des lignées maternelles de Yoff. 12.3. Les Mag-Yoff sont chargés de veiller sur le fonctionnement correct de la commune de Yoff, notamment le bon fonctionnement des assemblées des frais et des Diambour, ainsi que le passage apaisé des relais entre les générations au niveau des assemblées. L'ancien Ndeye Diambour devient le président des Mag-Yoff s'il bénéficie de la confiance de ses pairs. Si le président des Mag-Yoff est toujours opérationnel, l'ancien Ndeye Diambour le sauve. L'Assemblée des Mag-Yoff peut solliciter la réunion du kuréel Yoff pour corriger des délits ou des risques de délit. Article 13, règlement intérieur. D'une manière générale, chaque institution est régie par la présidente chaque. Toutefois, chaque institution a la possibilité de rédiger un règlement intérieur qui déterminera son mode d'organisation et de fonctionnement. Ces règlements intérieurs doivent obligatoirement se conformer à l'esprit et à la charte de la présente charte, à l'esprit et à la lettre de la présente charte. Article 14. Sanction. Tout élu ou membre du bureau d'une assemblée, frais, Diambour ou mag qui sera coupable d'un acte contraire aux principes et valeurs éthiques et morales lébu s'excuse à des sanctions prononcées par le kuréel Yoff pouvant aller de l'avertissement à l'exclusion du kuréel Yoff. Ces sanctions peuvent être celles prévues dans le ou les règlements intérieurs cités ci-dessus par d'autres sanctions laissées à l'appréciation du kuréel Yoff. Article 15. De la préservation de la nature et de notre patrimoine culturel. La mer et notre patrimoine culturel sont nos biens les plus précieux à Yoff. Chacun se doit de les protéger et de les préserver pour le bonheur des générations présentes et futures. La préservation du cadre de vie des populations de Yoff est une obligation collective et individuelle. Les assemblées, frais, Yoff, Diambour Yoff, Mag-Yoff ont l'obligation de veiller sur ces biens communs. Article 16. Dissolution. Sur décision consensuelle des trois assemblées, le kuréel Yoff peut prendre une autre dénomination ou une autre forme de gestion. Le kuréel Yoff ne peut en aucun cas être suspendu ou dissous. Article 17. La présente charte de la commune de Yoff est susceptible de modification si la situation l'exige. Aucune modification ne peut être validée en dehors du kuréel Yoff. Cette version a été faite à Yoff le 19 décembre 2018. Je vous remercie. Avant de jox à la Imam Ousmane am na loo xam ne maa ko wax dama koo fàtte waxoon naa ne plénipotentiaire yi ñoo bind charte bi waaye plénipotentiaire yi rek parce que dafa am ñu bari ñoo xam ne ñu ngi nekk fii si Yoff mbaa ñu nekk bitim réew te liggéey si liggéey bu am solo à travers internet donc ñooñu ñu leen di gërëm leen sant ñoo xamante ne nii vraiment à chaque fois bu ñu liggéey fii ñu toll si liggéey bi ñu wax ne def leen si lii mbaa di leen lii ñooñu ñëpp ñu leen gërëm leen sant wax ne si biir internet bi mën nañu wax ne am nañu si waaye Yoff ñu nekk Yoff ak ñu nekk bitim réew ñu bàyyi ñoo xam ne ñu ngi suivre li ñuy def mën nañu wax ne 2300 ñu ngi si internet bi nekk ay
Yoff waa si biir Yoff mbaa nekk bitim réew du suivre li nga xam ne moom la ñuy def am na 1120 ñoo xamee ne ñu ngi bëgg a dugg ci biir xeeti Yoff waaye daf ñu wóoragul ndax ñii ay waa Yoff lañu mbaa ndax bokk nañ si xeet ñun ñu continuer enquête ñu wax ne aussi bi nga xamante ne ñuy def nañu version 19 envoyé ci biir internet bi réaction yi mooy yii am nañu 180 maanaam téeméer ak juróom-ñett fukk ñoo wax ne lii ñu gis kontaan nañu si am na 5 ñu ko partagé maanaam juróom ñoo xamee ne jox nañ ko seen i xarit ba seen i mbokk ñu daal di ko partagé si internet am nañu 103 encouragement téeméer ak ñetti nit ñoo xamee ne ñu ngi wax naan jaajëf na ngeen continuer parce que lii bu amee daan na yokk si kaw yoon 128 félicitations téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo xam ne bi ñu teelee charte bi wax nañu ne ñu ngi jaajëfal ñu ngi wax encouragement félicitation ñi nga xamante ne ni ñoo doon liggéey ñu jox kàddu gi El Hadj Mame Ousmane damaa leeral aussi avant jox El Hadj Mame Ousmane ne version française bi bàccam lii ak version wolof bi nga xam ne moom la ñu Mame Ousmane bi lii am nañ une version arabe yi ñu gërëm ku mel ne ki imam Issa Dieng di ko Mathiam Dieng bu Ndiaye boo ko si xeeti tata bi béy moo ñu ko traduire ndax ñi koy jàppale si langue arabe ñu ngi fexe aussi ba day def une version anglaise maanaam pour ñi nga xam ne anglais bu ko ñëw si loolu yëpp pour lan moo ne bés bu ko yokk nangoo loolu mooy tax ñeneen ñi ñuy waxtaanal rek ñu mën a dégg wax ñoom voilà kon dañu jël kàddu gi ki nga xam ne mooy El Hadj Mame Ousmane bokk si xeetu Diaspora. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ñu ngi nuyu mbokk kilifa fi teew yow ñu may mu jiital ci sama kilifa monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr di ko demander comme permission di nuyu imam bi di nuyu borom ndono di nuyu xeet yi ak seen plénipotentiaire xëy na liiruma document en wolof parce que document français lañ ko jox kon du ma liir damay tënk di bàyyi kenn wax si wolof kon liiruma document wolof damay tënk li bàyyi kenn wax si wolof moo tax ñu jël temps bi mu jël may doylu bu baax ak dimbali ko li nga xam ni kàddu yi fi jóge ci Alaaji Ngaal ak sama rakk ji di sama kilifa imam Moustapha ndax itam looy def surtout ci wàllu cosaan man nga am ci laay si naka la daan demee te li ci ëpp ngaa la wax na ko sànq ak itam lu nu dab te war a tënk suñuy jëf te Serigne Moustapha wax ko léegi ci suuratul Balad maa ngi wax ni xam naa ko bëggoon yóbbu yëf yi ba élaborer plan d'action prioritaire bi yaakaar naa ne dañu décliner léegi ci suuratul Balad mën nañ ci sukkandiku doxal liggéey fa tabarakallah ñu koy sant ci gëstu yu mu def ndax itam bu yemoon ci texte bi rek noonu je pense que li mu fi génne ko fi génne yàlla na la yàlla fay yokk nga na aw xel préambule charte bi nag dafa tàmbale ci ñuy wax préambule moo di yéene yi nga xam ni mooy sababu aw ñu jog rek ne nañu def lii du cëppum lay li ñuy wax dafa xëy comme ni ko Issa waxee léegi ay nit di constater di fàttaliku di am ay yéene yii léeg-léeg mu neex lii léeg-léeg mu naqari di bëgg jël décision ak itam di jàngat ni àdduna bi di doxe loolu yëpp moo dajaloo ba ni yàlla ilham ay nit rek ñu jog ni waa tey ñu def sàngam préambule bi loolu la tënk loolu yëpp nag ñi ko seet wax nañ ko mooy xeet yi nga xam ne ñoo nekk Yoff xëy na léeg-léeg ñu ne fukki xeet ak ñaar waaye loolu xëy na si naa gisaat la ko fàttee éclairé
waaye ñun ñu wax fukki xeet waaw parce que loolu looy xeet yi actif si yoon du dëgg lim nañ ko sànq dëngaa ñi fi ndir doroobe jaasiraatu sumbaat setut bee waleen xaagaan xonq bopp ak yooyu dañu fàttaliku nag ni amoon nañu ci mboxee benn tribune boo xam ni mag ñi pour seen dund yéwén te dal ak ñu sàmm ko seen ak mbokk moo taxoon ñu tërale noonu maanaam tëraluñu ko ba pare soo ko xalaat luñ koy doy dafa am lu ñu bëgg ñu ne nañ tërale nii pour lu ñu bëgg am dañu bëgg a dund dund yu yéwén bëgg nekk ay mbokk bëgg prévoir ay parce que ay du ñàkk si pénc mais nit sañ na ko waajal bu ma nangam dabee day nangam lay def mais mag ñi loolu dañu xamoon ci mboxee ba li ñuy wuute ay cosaan ci xeet ñu ne nañu tërale nii tëral googu nag moo tax cër yi ñu séddale ko seen biir amul kenn ku fa nekkoon te amul cër boo yor wax nañ ko sànq xeet yi tiimantew ñu cër yi itam tiimantew ñu dañu ànd di dem ñu ni comme ñooñu li taxaw ñu tëral ko rek mooy pour seen jàmmi pays baat boobu nag am solo la jàmm pour seen bokkoo baat bu am solo la parce que li ñuy def yëpp baat yooyu ñoo ko lay taay mooy ñu ne si jàmm ne si ak mbokkoo te suñu dund yéwén ñoom nag bi ñu ko gisee lii lañ tëral ko xeex loolu moo ñu topp ba Yoff fii ba fi ñu nekk ñu dem nag lii ñu tëraloon pour jàmm am bu ñu demee ba di ko jox ba di ko doxal ay bëgg am comme war nañu taxaw seetlu li nga daan def muy jur jàmm soo koy def ba léegi muy indi réew li nga war a njëkk a def mooy attention waa lu xew li xew googu nag moo tax ñu ni attention te ñu delluwaat ñaaxante suñu biir li ñu bokk li ñu bokk wax nañ ko sànq xeet yëpp ku si nekk am na loo yor li ñu bokk te mag ñu tëraloon ko ngir jàmm am te mu daan jur jàmm it daana jur jàmm gi nag tekkiwul ne diw du xulóog diw jëkkër sax dina xulóog jabaram si biir néegam waaye loolu xaat jalewul ay diggante dañ koy gérer ku nekk am loo fàttaliku sëñ Moussa wax na gi léegi ma wat datan war a loolu nag mooy li ñu tënk si préambule bi am leneen lu si delloo ko mooy àdduna ni ñu joxe léegi dañu gis ne am na penc yoo xam ne xawoon nañu niroog ñoom ñu am lu mel ni li ñu am bind ko si charte mais ñooñu dañu dem ba jëmmi jamono kuréelu àdduna càmbar ñooñu seen doxalin gis charte bi ne mais attention lii kat charte bii kat waa kurum kaa fuga xaw ma charte bu mandé moom laa bëgg a wax ñii kat moomatuñu lii ndax tellement dafa nekk tëralin bu rafet UNESCO jël ko ne charte bii kat yéen maanaam charte bi waa Yoff moomatuñu adduna bi yëpp ñoo ko moom tellement tëralin bi dafa rafet nekk gage nekk garant ci jàmm ak dund gu yéwén ak dëggal boppam loolu ci xam-xam yu bees la am itam ci wuutey xeet yi adduna dem ba yëg ni xeet yi ku si nekk am na loo xam ne mën na jariñ yeneen xeet mooy daje yi ñuy daje UNESCO moo tax boo gisee ñu tudd référence yooyu si déclaration de Johannesburg ak diversité culturelle njariñ bi mu mën a am xam ne yàlla jëlul lépp jox ko benn xeet déedéet jëlul lépp def ko benn xeet wa ja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila li ta'aarafu maa leen def ay xeet yu wuute fu ne ma am lu mu fa denc mais bëgg li ta'aarafu pour que vous vous enrichissiez de vos multiples différences pour que ku nekk jagle nga mën a may muy sa koomu morom donc adduna dem na waxatuma xeet yi sax waxatuma aada ak cosaan yi mais si tëralu adduna am na kuréel bu ñuy wax UNESCO dañ ko samp nekk del toppatoo xeet bu nekk la mu am te mën a jariñ humanité bi moo tax ñu def référence ci yooyu yéene bi nag comme ni ñu ko waxee sànq mooy ñun ñëpp di yëgandoo ni dëgg jafe-jafe yi ñuy dund suñuy béy
war nañu restaurer indi lu bees mooy suqali li fi nekkoon du toj defaraat restaurer du toj defaraat du déconstruction mooy lu fi nekkoon te baax ñu ne nañ ko gën a baaxal gën a dëgëral organisation boobu mag ñi amoon depuis moo xeex mais ak ni mu daan fonctionner na mu daan fonctionner mooy cër yi kat buñ koy joxe am na xeet yi ñu ko dénkoon nañu dem si xeet yi ñu ko dénkoon ne ñu ngi bëgg a joxe cër sàngam kat te yéen ñii la xeet penc mi dénkoon yéen xeet yi lañ dénkoon cër yooyu ñu ngi leen di ñaan ngeen jox ñu ku ñu mën a doxal boobu cër waaye doyul bu ñu daal di désigner ku doxal boobu cër Yoff day daje wax ni ay la yëwén di dimbali koo xam-xam boo xam ni jogu fii ñu ngi ba léegi man nanoo sàggan dootuñ ko yëg man na am waaye mu ngi fi te sunna la it yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam jullit lu mu laa def na ko seet kon li mag ñi daan def di istixaara di seet dina baaxam du baax loolu sunna la doonte ñoom ña ko doon def sax l'islam damagu leen loolu mënta ñàkk ñu ne donc volant boobu ñu wax mooy ñu restaurer consolider mooy ñu delloo si waat yeesalaat yooyu te na mu daan doxee ñu sàmm ak loolu ngir collectivité cër yi daan dénkante am nit ñu bëri dénk cër ni nga war a taxawee bu la cër bi parce que nit tam cër dina ko yàq cër mën na dal sa kaw imposé la ay obligation mooy rôle man kat tey xëy nañ def ko saltige te samay naw la ñoo ma ko def cër boobu dafa amaale ab yàq bu mu la teg yeneen naw yoo xam ne avant nga doon ko ñëw jur woon waaye boo ko doonee rek cër yooyu waree tegu na sa kaw loolu mooy rôle si lañ dégg rôle ñu ne kon ñu gën a définir la fàttali rôle yoo xam ni moom lañ daan jox responsable membre yooyu nga xam ne diggante jaraaf sa diggante njëriñ ak assemblée coutumière ak itam diggante yi dañu tudd jaraaf tudd ndey jiréew tudd saltige ku si ne am looy doxal waaye sa digganteeg sa morom ñu tudd fray tudd njàmbur tudd magi Yoff ku si ne am looy yor waaye itam am looy séq sa morom diggante yooyu ñu ne nañ ko clarifier ci charte bi moo tax préambule bi daal si yooyu la aju waaye aussi ak lu ñu laa def ñu waxtaane ko mooy fi ñu def attaché à la gestion collégiale wa shawirhum fil amr lu ñu laa def nañ ko waxtaane lu ñu laa def nañ ko waxtaane ba am si lu ñu tënku dénk cër boobu kenn mu dem dox loolu je pense que moo fi mas ci am ñu ne loolu dañ ci attaché trop ci doxalin bi ñu yaakaar ne buñ ci jëmee dinañu dimbali si ñett ñuy wax sànq mooy lu ñu laa def lu diisoo waxtaan nangam day am na naka lañ ci war a def mag ñi ne nangam nañ def nangam waaye itam am yéenew dëgg bu doon suñu sago lii mu am du soppeeku du rax te duñ ko ñàkk mooy cosaan li ñu am te amul kenn ci àdduna bi yonent bi ñëpp ci yem ku ci amul cosaan sëñ Moustapha dégg naa ko sànq mu wax Mouhamadou Nourou Abdallahi Cheybata Hashim wa Abdi Manafi loolu du diine càllale la fal urbu xayru unaasin summa xayruhum càllale la du diine càllale la waaye bu doon suñu sago ñun itam mi ñu nekk ay jaasiraatoo nekk ay biir dinañu sumbaat bu doon suñu sago daal day continuer te dara du ko rax parce que am na loo xam ni adduna am na ñoo xam ni ils sont des apatrides amuñu cosaan te ñu ngi si adduna bi am na mat nañ ay millions yoo xam ne ku leen laaj koo dëkk xamuñu ku leen jur xamuñu amuñu patrie amuñu réew amuñu cosaan am na si adduna bi ñun nag duñ ko mën a xam parce que am nga kër am buntu kër am ab ëtt amu xeet mais am na si adduna bi ay junni nit yoo xam ne ba léegi xamuñu seen cosaan lu ko gën a metti amul si adduna xamuñu fu ñu jóge xamuñu luñ bokk
mën nañu tënk seen bopp du si réew du si pays du si identité amuñu ko mais ñun bu doon suñu sagalo du ñu mel ni ñooñu ak lu ñoo fi yàgg suñuy njaboot dinañ xam si fan lañ bokk lu tax liñ bokk lan moo ko wund lu tax ñu dëkkandoo nii di am ay ëtt di am ay pénc si gàttal loolu la ñuy tënk ci préambule kon ay yéene yu bari yu dajale yu ñu partagé ne daal dëgg nañu toog bind li nga xam ni moo ñu lii mu am nag 17 articles liñ ci jublu mooy dañu bëgg lépp lu ñu ragal ñu tax lépp lu ñuy jariñ ñu xëcc articles yi boo ko xool 17 yii day dàq loo xam ne ñun dañu ragal mu yëg yii di xëcc yoo xam ne dëgg dañ ko war a téye mu des wax nañ ko léegi article bi si jiitu gannaaw objet bi mooy li firndeel yéene yi charte bi wax na daal pour collectivité coutumière bu Yoff la dafay biral yéene bu ñu am ci wàllu xeet yi comme ñun suñuy cër ñu koy seetloo ci wàllu xeet te xeet ci jigéen lay jóge mu bañ a ndëlmeel bañ a yàqu ñu sàmm ñu bañ a bàyyi itam boobu cosaan jooju ak aada ji mu mel ni rek lu nu pecc ngeen loo xam ne soxlaatuñu ko lu si waaye def baax na déedéet buñu loolu dañu bëgg di ko topp bés bu jot parce que comme ni ñu ko waxee sànq li taxoon mag ñi def ko du woon caaxaan dañ ko aare woon seen penc ak seen identité mais chaque fois que muy ñu bëgg a def ci diisoo mu nekk lu consensuel à défaut du consensus mu nekk boog loo xam ne ñi ëpp dañ ci d'accord ay mu nekk lu ñu d'accord ñun ñëpp wala boog li ñu ëpp d'accord mais surtout te c'est important ñu assurer transmission bi àdduna problème cosaan ak aada mooy seen ndondale transmission loolu nag ku njëkk a judd rek yow lay sa yar ku njëkk a judd am na loo fi fekk loo xam ne yaa ko war a xamal ki nga njëkk a judd yàlla bu mu yàqu sa loxo c'est la logique de la transmission loolu ku nekk da ko war a sàmm attention diw kat maa ko mag kon maa ko njëkk xam lii maa ko war a jox loolu nag dafay laaj conscientisation donc deuxième article bi wax ci clarification dañu am ay baat yu ñu tudd ci charte bi baat bu nekk la li ci jublu nag moom dañ ko leeral ci charte bi gëmatuma ne jar na ma koy wax wala parce que bàcceel wax dëgg yàlla xaw na noo bépp sax ndax li mu def foogoon nañ ne mënu donc clarification bi loolu moom lañ ci jublu mooy baat bu ñu tudd rek ñu bëgg seen déggoo baat bii day ñu tudd ko lii lañ ci jublu moo tax wax nañ ko yëpp ci biir troisième article bi nekk organe maanaam du ma wax kuréel waaye groupe ñi nga xam ne ñoo composé kuréel bi Yoff wax nañ ñi ko composé ci article 2 bi article 3 bi ñu dellu ci article 4 bi wax ci wàllu pouvoir yi maanaam sañ-sañ ñiy jox borom ndombu tànk bi ak jagle gi ñu ko jox loolu tam wax nañ di préciser ne amul lu bees luñ ci dolli déedéet maanaam du lu bees loo xam ne amul woon ci bu jëkkoon déedéet dañuy seet rek la leen mag naka mag ñu tërli woon sañ-sañ la ñuy joxoon saltige bi jox ko ndey jiréew bi jox ko jaraaf bi loolu rek la ñu delloosi mais amul lu bees luñ ci dolli amul du dëgg loolu lañ tënk ci article 4 bi article 5 bi wax wàllu siège mooy fan la ñuy dajale réunion loolu itam wax nañ ne jumaa ji la fi waaye itam kenn du dund sa jamono yi doom bu ëllëgee itam may nañu ña fay nekk ji bu ñu décidé ne kat dañ ko bëgg a soppi mën nañ ko soppi waaye daal fii lañ ko def article 6 bi ñu wax ci responsabilité spécifique bu kuréel loolu itam dëgg-dëgg mënuñu koo jéggi mooy kuréel bi li ñu war a ormaale suñu aada suñu cosaan loolu dañ ci war a taxaw dëgg ni ñu war a sàmmee ak dundal suñuy lieu de culte loolu suñu cosaan la loo xam ne buñ ko dugalul mu indi problème
te nit wala jullit lépp lu koy indil problème da si war a ut solution da si war a ut solution mais ñun suñuy penc yi bés bu jot nga dund fi loo xam ne suñu aada la buñ ne ça ne nous concerne pas suñu diine sax du rafet mais parce que problème la ki nga xëy muy sa jarbaat xëy di wax ju mu daawul wax di comportement bu mu daawul comporté woo loolu mënoo ko négliger fokk nga ut solution parce que nit bañewul noonu boppam bay xëy rek di waxtu ak déedéet nit bañewul noonu boppam mais bu la dabee nag nga ne ah non c'est pas mon problème mais c'est ton problème parce que problème la si penc yi dañu am ay barab yu cosaan loolu dañ ko toppatoo balaa mu ñoo teg lu tax duñu tal yeneen i farata yi moo tax kuréel bii dafa war a toppatoo yooyu identifier sites yi mais itam di leen toppatoo ba nit bañ faa def lu tax la fay jóge si ay bu fa jógee vraiment tax ba kenn dootu tax tal farata mais itam li ñuy wax naa mooy patrimoine culturel bi li suñu culture ci matériel moo xam li ñuy gis la wala immatériel mooy comme xeet yi patrimoine immatériel la ko doo immatériel la doo ko gis waaye mi ngi fi parce que léeg-léeg nga yokk romb seen ay sax xam ne xaw ko bopp la binduñu ko si jëwam mais xaw ko bopp la de ñu ne ñu réhabilité loolu vraiment dekkalaat ko et puis sàmm maa ngi insisté ci article 6 bi parce que moom la ñu tuddee spécificité wu kuréel bi mais tam ñuy def règlement ak médiation réeroo mën ta ñàkk waaye mécanisme yi war a tax bu réeroo amee ñu dox jàmm am tëralin góob ak boobu comportement dañ ko war a am te amoon na ay médiateur fii ñu ngi nuyu suñu bopp yu dund te mag ñi tëraloon nañ ko dañ ne au sein même de la collectivité léeg-léeg ay am bi ñuy am tool léeg-léeg nag jàmbur dugg si toolu jàmbur mais ay la waaye tëral nañu avant ay wa am bu nangam amee kat na nangam jox na du jox dem wax si suñu cadre de vie loolu xam naa moom tâche bi ñu war a njëkk a jublu loolu mooy ni ñuy dundee suñuy cadre de vie ni ñu nekk ay quartier te ñu sàmm naka sàmm tudd na lu jar a gëstuwaat man yokk nañu xew dinañ ko seetaan ci balda boobu mu wax waaye itam daa lañ dégg ne quartier bu nekk am na aaya ci surat Fatiha ko mag ñi loolu culture la dañ koy gëstu waaye yooyu yëpp lañu wax ne dëgg di ci veiller loolu farata lay doon ak défendre suñu àq ak suñu wareef penc lañ communauté lañ ci commune lañ bokk commune bu gën a yaatu am yeneen i quartier ci réew lañ bokk Sénégal mais loolu tekkiwul ne aussi dañu war a seey ba dootuñu exister déedéet dañuy continuer nekk mais du contribuer ak suñuy baax ci lu doxal commune bi ak def convergence ak concordance nationale ci Sénégal ak suñuy intérêt di sauvegarder suñuy intérêt communauté lañ village lañ dañu am ay intérêt yooyu itam kuréel gii dafa war à chaque fois que de besoin mu dem défendre sauvegarder intérêt matériaux moo xam moomeel la wala moro moo xam lenn si suñu mbaax lañ bëgg a wax mu taxaw de déet li bu ngeen ko dindee ñun dañuy motteel am na loo xam ñoo ko moom bu leen ko laaj loolu nag léeg-léeg si état bi la wala ay démembrement wala même si organisation internationale moo tax mu ne kuréelu bi Yoff la ñu chargé mu taxaw tem ci charte bii mu taxaw tem kenn du ko jalgati loolu itam message bu fort la ñu ñëw si 7e article bi composition yi rek la wax ñu seq kuréelu bi Yoff dafa naa bàcceel biñ na leen léegi 8e bi jëm ci borom ndomb tànk yi lan mooy seen
comportement parce que rôle du li nga war a def rôle ni nga war a mel rôle du li nga war a def rôle mooy gannaaw cër def na la noo war a mel loolu nag laa wax ne du dara lu bees luñ ci doon na ko moom ñett tërala woon rek noonu lañ ko ëndee ak dénkaane yi mu àndaloon moo tax yooyu yëpp si jaraaf beeg day di réew beeg saltige beeg yëpp cër yéen leen dénkoo nag naka loolu ñu war a defee yooyu la ñu wax ci article 8 bi article 9 bi ñëw ci li ñuy wax légitimité mooy koo jox cër dafa am sañ-sañu jëf mbaa mu sante mbaa mu tere mais lii tax ñu bokk ko yow te nekkoo sama kanam nga war ma sant ma bañ ma def maanaam nga sante ma def nga tere ma bàyyi baat boobu li la koy jox lan la naka la ñuy yame maax yow ba pare si cër bi te nag nga war ma sante ma def nga tere ma bàyyi lan mooy war a tax loolu am mooy la légitimité mooy parce que fañ dajee jox la cër bi dama ko te maa accepté ne nañ jox cër bii Seydina Issa comme cër bi nag dafa ànd si digle ak tere kon même bu ma magee wala ma mag ko wala ñu maasee li ko may mu sañ maa sant sañ maa tere mooy cër boobu ñu àndandoo jox mais na fekk mbooloo mi ànd jox la ko du la ko mbooloo mi àndul jox mais koo tere ma la légitimité boobu nag mooy jiwkat moom ñoo ko def nangam ñoo ko dénk nangam kon sañ nañu sant sañ nañu tere ak lu mu naxadi mooy légitimité moom la ñu wax ci article 9 article 10 bi ñëwaat ci choix ni ñuy tànnee ñooñu ak jigéen wala léegi réew loolu itam lu bees amu si ni ñu ko daan defee la ñu delloo si rek na nekk lu consensuel mag ñi bañ dajee dañ leen xeet sàngam dénk nañ leen di jël si yéen cëru jaraaf xeet sàngam dénk nañ leen di jël si yéen cëru saltige xeet sàngam dénk nañ leen di jël si yéen xeet bu ndey ci réew bu ko yor soxlaa day dina ñëw ne bëgg nañ ko soxla nañ ku yàgg cër bi xeet yooyu daje bu leen neexee proposé 3 ni ko daan defe waaye dañuy proposé du ñu imposé kenn mais yoo fa moom yoo mi soxla woon mooy daje mécanisme nag gis kenn naka la ñu dem istixaara ndax dina baax mais loolu nit sañu ko bañ dina dénk cër bu ñëpp moom moomoo ko ñeneen ñi ñoo ko moom ñun ñëpp ñu war ko yanu ñu ne la yanul ñu ko waroo bañ ñu seet ndax boo ko yanoo dina baax wala déet parce que loolu yow yaa war a am fay dem seetal ko sa bopp looy doy cër boo xam ne buñ ko yanoo mu gaañ la gaañ ñu ko boppal loo koy doy man kay ku am ful la moom buñ la koy yan yaay dem defal sa bopp istixaar fu mu jëmax lii ma bëgg yan fan laa jëmax moom ndax doo si des ndax sa njaboot du si des parce que nga yan ko nag du faral si yow ñi nga bokkal ñoolu yaakaar ne yanul ñu ko damay jël samay disposition balaa ma kaay ne may leen mu dugg yow ba xam yow fii am na fa ñu ñu fal ñu ñu oone dañ leen di fal imam ñu ne waaw bu suba xëy topp guddi gi daw am na fii ñu ñu yenn dañ bëgg bu suba ñu fay la imam ñu ne waaw bu suba ñoom ba ñëpp tëdd ñu jël seen i bagage ndànk génn dëkk bi lu tax liñ ma bëgg yan naxa diis ñoom daw ñëw waaye bu doon man nag damay ñëw lu ay yére yaakam bi suba jot ba nu fal waaye cër bu ñëpp moom ñu ne ñoo la koy yenn bu si bañ ku la jàppale si dina baaxam bu baax moo tax choix yooyu dañ ko dellu si waat vraiment di tënk si charte bi nañ ci delloo parce que bu ñu indil ay jàmbale la ñu indi léegi nag ñu wax ci article 11 bi li ñuy wax assimilation et intégration maanaam dina am ñu ñu dëkkal ñoo xam ni maanaam kañ meen boolewu leen ci exemple bi Seydina Issa daan joxe mën na am fay am jamono tuddloo am si ay doom mais ñooñu ni mag ñi daan defe mooy dañ leen di intégré ci xeet bi mu bokk moom ñun moo tax ñu wax assimilation ak intégration ñu ne loolu itam mën na nekk charte bi prévoir na ba lii
du nag lu fi amul woon daa la fi am dañ ko confirmer charte 12 bi wax ci chambre yi mooy frais jàmbur ak mag ñi ñooñu itam cër yi ñu leen dénkoon rek la ñu renouveler fii ak itam wax naka la ñuy jàppalante ñii dañu war a nekk ci booru saltige bi ñii nekk ci booru ndey ci réew ni ñu ko jànge sax am na ñoo xam ne par exemple frais yi ñu ngi toujours ci côté wu ndey ji réew frais yi ci booru ndey ji réew mais nag mag ñi souvent ñu ngi ci wetu ñoom lañ wax ñu ngi feru saltige bi parce que moom tam bu gisee lu ñu war a def ankay war na ci diisoo donc loolu lañu confirmé waat foofu sans ñu ne tam article 17 13 bi ñu wax ci affaire règlement intérieur li tax ñu andi li mooy chambre yi la concerné wul yeneen instance yi chambre yi dañ ne war nañ leen may ñoom itam comme par groupe d'âge ñoom itam bu ñu xasee ba toog rek ñu jëlal ci seen biir benn règlement intérieur te mooy ñun kat suñu yëf yi nii lañ koy doxale suñu heure réunion bés sàngam la suñu bésu réunion suñu heure réunion sàngam lay commencé suñ nangam daje loolu mooy règlement intérieur du mën a nekk lu standard parce que c'est spécifique ak groupe bi ñu ko seq ak waxtu la ñuy am jot nee nañ may nañ leen ñoom mais nag saa buñ ko defee dañ koy partagé ak kuréel bu yokk wax na kat frais yu bees yi day ñëw nañ mais règlement bii lañ tëral pour ni ñu doxale ñoom seen liggéey moo tax charte bi génne boobu fële pour règlement intérieur am tam sanction ndax itam ku ñu dénk dara nga dem ba dëgg-dëgg am lu la si dab te la si dab mën a gàkkal mbaa mën a wax li ñëpp bokk man nañ la sanctionné positivement comme négativement jiw day joxoon nañ ko mais dëgg daal mën a tudd wala jiw day jox nañ ko waaye indi na fi ay mu nga fële di xeex dañ ngay sanctionné yow naka dañ la jox suñu baat te xamoo li ñu la jox waaye léegi kon indi yu loolu tam texte bi charte bi prévoir na ko ku nangam dab te nangam boobu mën a wàkk li ñëpp bokk téye sa loxo jot article 15 wax ci préservation de la nature daanaka dafa dab centre li ñu doon wax ci responsabilité wu kuréelu xeet loolu moom c'est le développement durable mooy yi xew léegi ci Yoff di yàq géej gi wala di yàq mbedd mi day am loolu yëpp article bi wax na ci ba xam daal naka la ñuy sauvegarder loolu parce que nous vivons en communauté dund communauté bopp la dox daje déedéet dox daje ku nekk sa kër rek moo la intéressé mais ñun kenn na sa kër rek mënu laa intéressé parce que sa doom mbaa sa jàmbaar bu génn sa kër sa penc ma lay fooy article 16 wax ci proposé ndax itam lii daf nu dab bañ xalaat ne mën na am ëllëg dans 100 ans 50 ans ñuy dunde jamono booba mën nañ gis saat bi day nangam mu ngi ci woon waaye nangam dab nañu ci dundin ndax mën nañoo seet wala daal ñoo xam booba ñun xam naa ñu ngi aljana ñun ñëpp yàlla ko yàlla def ñoom daal ñoo xam lu ñuy def waaye wax nañ ne bu leen soobee te nga yaakaar ne daal soxlaatu leen teguñu fi loo xam ne dañ leen ciy tënk dañ prenez votre décision man ngeen ko modifier bu leen neexee waaye nag li ñuy ñaan mooy te loolu ci logique transmission bi la nekk charte bi moom bu mu fi jox kat parce que Mboxeet c'est depuis 14 ans la kon ñun bu ñu toogee ba léegi di accroché wu sur les décisions et les actes de Mboxeet c'est parce que ça a été vraiment de la richesse 1400 xaw ma lan ba léegi 32 ñu toog fii ba 2019 di accroché wu di jafandu ci c'est parce que samp ba dëgëral na suñu samp bii nag yàlla ko yàlla dëgëral noonu ba faire 2000 je ne sais pas 3015 peut-être fekk ñu àjjana xale yi dem di